asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokku sénégalais yi maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax di leen ziar ci weeru koor gi ñu nekk di ñaan yàlla ñu yàlla may ñu yàgg ko fekk at yu bari incha allah ànd ak wér gu yaram ak tal ko te itam yàlla ñu yàlla may ñu woor ak jàmm jeexal ko ak jàmm ak salaam te wopp boobu ñu naan coronavirus yàlla na ko yàlla génne ci monde bi génne ko Sénégal suñu réew. Dama ñëw na tey def benn vidéo boo xam te ni xëy na sax du yàgg. vidéo bu gàtt lay doon ndaxte dafa am ay détails yoo xam te ni tant que amuma ko rek du ma mën a toog def jataay bu ci war démb dama def benn révélation ci sama site internet bi pour ñi nga xam ne xamuñ ko dama yor benn site internet bi ñu wax lecourrierdusoir.com incha allah bu vidéo bi jeexee bu nga ma may 5 minutes rek après vidéo bi dinaa ko dugal dinaa def lien bi ci suuf ngeen mën cee cliquer mu yóbbu leen ci site bi. ma def benn révélation ci benn transaction immobilière maanaam njaay ak jënd kër. boo xam te ni gouvernement Sénégal di ko cay tudd ki ko ci tudd nag benn agence immobilière la bu tudd Real Data bu nekk foofu ci Amérique moom mu xamal ne Sénégal gouvernement Sénégal jënd na benn immeuble boo xam ne ñu ngi ko jëndee $25 millions 25 millions dañ ko jëndee ca New York ci Amérique immeuble ba xam naa ne fa mu nekk ci xolu New York la ndax ñoom li ñu wax nee nañ soriwul ak siège Nations Unies ba nekk ca Amérique. kon mu nekk loo xam te nii boo ko liiree da ngay sentir ni sax am na ay affaires yu bëri yoo xam lëndëm na ci ndaxte Sénégal immeuble boobu bi ñu koy commencé di jënd avant ñuy finaliser contrat bi mi ngi nekk atum 2009 su ma juum atum 2009 Abdoulaye Wade moo nekkoon ci pouvoir bi donc Macky Sall ñëwagul comme genre Petro-Tim bi la rek bu ngay xoolee ndax Petro-Tim bi ñu bëri gis nañ ni bañ koy sos boobu Macky Sall ñëwagul waaye kay problème mu Macky Sall mooy dafa ñëw yeggale ko donc bi tamit c'est la même chose. bi ñuy réglé terrain bi parcelle de terrain boobu nga xam ni parcelle de boobu nga xam ne moom lañ jëndoon foofu ca New York bi ñu koy jënd c'était atum 2009 après ci 2012 bi Wade daanu na Macky Sall perpétué ko continuer ko mi ngi ci doon lëkkaloo benn agence immobilière bi ñuy wax Glacière nekk agence boo xam te ni moom Sénégal benn contrat d'intention kese moo leen lié woon ñu dem ba ci diggante bi sénégalais yi gouvernement Sénégal wor ko. ànd ak beneen agence bi ñuy wax Yefet benn agence la boo xam ne ku ko jiite mi ngi tudd Ron Yefet juif la te itam nekkoon na garde corps ministre et affaires étrangères bu Israël donc businessman la ba waa Glacière mer porter plainte état Sénégal waaye état Sénégal continue ak Yefet ba jamono bi finaliser nañ deal bi Sénégal jënd na immeuble bi ñaari immeuble lañ wax ca New York ci prix bu $25 millions loolu nag dafa nekk somme bu takku rawatina jamono bi nga xam ne ci lañ tombeel mu nekk jamono boo xam te ni ñu ci crise sanitaire te même bu dul crise sanitaire sax mënuma comprendre jël $25 millions def ko ci benn immeuble ca New York te ñun suñu réew ñoom ay priorités yoo xam te ni xëy na bu ñu fa dugaloon $25 millions war nañoo mën a améliorer santé wér-gu-yaram war nañoo mën a améliorer éducation njàng mi war nañoo mën a améliorer ay dundu Sénégalais yu bari yoo xam te ni jamono bi ñu ngi sonn ay Sénégalais yu ba xam ñu ngi rayante di góorgóorlu seen dund metti lool gis nañ ko ci affaire confinement bi ak li mbirum lekk beeg yi demee noonu nga xam ni ñu ngi koy détourner mu nekk loo xam ne lu doy waar lay doon. man nag dama def sama liggéey en tant que investigateur rek en tant que journaliste d'investigation su ma gisee information boo xam ne dafa am lien ak sama réew par esprit de patriotisme par esprit en tant que Sénégalais war naa ko mën a joxe. du ma ci sori nag comme ni ma ko waxee léegi yaakaar naa article bi bu ngeen ko lire incha allah vous aurez assez d'informations sur le deal en question sur la transaction immobilière en question envoyé naa benn message boo xam ne maa ngi ko envoyé agence immobilière bi ki bind article bi mi ngi tudd Erin Haxon envoyé naa ko message léegi nii ci sama compte Gmail ma ne ko nag damaa bëggoon mu jox ma ay informations yu bëri ci mbir moomu ndax dafa am ay sénégalais yoo xam ne ñu may suivre te bëgg nañ ci amul leen leer. ndax jamono bi mënuñ comprendre suñ gouvernement di dépenser $25 millions ci immeuble ca New York te li ci gën a doy waar mooy xamaguñ lan moo tax ñu jënd immeuble boobu xamaguñ ko ndax yaakaar naa ne bu dee dañ koy jënd pour bégee yaakaar naa ne bu dee dañ koy jënd pour de temps en temps ñu dem États-Unis caaxaanee xaalis Sénégal tëdd fa di nelaw yaakaar naa ne loolu du yoon ndaxte période ba ñuy def loolu am na Sénégal yu bari yoo xam te ni ñu ngi rayante pour am lu ñu lekk am lu ñu naan. donc ba tey question boobu la regul lan moo tax ñoom ñu jënd immeuble boobu à $25 millions ak bañ ko jëndee def lan lañ ci jublu te ci biir article bi tudd nañ ci ñaari tur kenn ki mi ngi tudd Cheikh Niang
ci des mi ngi tudd Fodé Seck ñoom ñaar ñëpp ay représentants sénégalais lañ ca ambassade ca ONU ñoom ñaar rek ci contrat boobu nga xam ne moom lañ signé ba mu jur lii di 25 millions yoo xam ne moom lañ jëndee immeuble yooyu ñoom seen tour cité nañ ko ci donc bind naa ci seen tour ci article mi ngi ci biir xaw ma leen nag waaye agence immobilière bi moo leen cité te xam naa itam inventé wul information bi nga xam ne moom la joxe donc dinaa leen bàyyi lien bi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen partagé ko partagé leen ko ci réseaux sociaux yi partagé leen ko ci Facebook am na Sénégalais yu bari xam lire nañ ko di ma envoyé message di ma félicité démb jot naa benn message benn professeur bu nekk ca Diourbel maa ngi koy nuyu bu baax jot naa aussi benn femme boo xam dina envoyé na message bi léegi bàyyi ma numéro téléphone am xam naa incha allah d'ici ngoon suma métaan naa ko woo ak ay Sénégalais yu war ñu ngi koy partagé jamono bi ci réseaux sociaux yi donc nañ ko partagé incha allah lépp loo xam ne amal naa ko ci information dinaa ko ñëw toogaat ak yéen waxtaan ak yéen waaye pour mu mën a ci def waxtaan bu yaatoo yaatu il faut information yëpp dajaloo ndax sinon rek da nga am loo xëy na am loo fàtte wala am lu demee noonu mu nekk loo xam te day xaw a lëndëmal mbir yi donc yàlla defee incha allah waa ji tontu ma jot lépp li nga xam ne soxla naa ko ci information ci mbir moomu bu soobee yàlla dinaa toogaat fii waxtaan ci yéen ñu leeral lépp ñu jéem a avancé ndax dafa toll jamono boo xam te ni wax dëgg yàlla suñ gouvernement yi war nañoo mën a rendre compte duñ leen bàyyi ñu jël suñu xaalis di ko passer rek ci immeuble ca New York ca Washington ca Barcelone ca Paris bàyyi ay Sénégalais yu bari ñuy dee ci ak ndóol ak torox ak ñàkk loolu dafa nekk loo xam te ni duñ ko def man defuma ko pour politique wala dara man aw ma sax côté boobu problème man damay def rek parce que damay informer donc boo informer da ngay assumer ses responsabilités su ma ko gisutoon du ma ko wax yow di inventé histoire yooyu new ma ci man damay gis rek joxe information yi te article bu ngeen ko liiree ci suuf def naa ci samay source yu leer nañ yoo xam te ni ku ko liir mën nga xam ne lii inventé wu ma ko dama ko gëstu ba xam ko te itam envoyé naa message agence immobilière boobu incha allah bu ñu ma tontoo lépp lu ñu ma wax bu soobee yàlla dinaa ñëw fii bokk ak yéen waaye yi ma leen di ñaan rek ngir yàlla mooy ngeen jël article boobu ngeen partagé ko ci réseaux sociaux yi kon su ma defee vidéo bi incha allah bu ngeen xoolee ci suuf xam naa da ngeen may tuuti rek ma dugal ko lien bi ci suuf ci titre bi ci suuf rek am na benn espace boo xam ne ci laay def titre bi ci laay def lien bi bu ngeen cliquer ci lien bi moom dañ leen yóbbu ci article bi nga xamante moom laa def démb ci affaire 25 millions de dollars yoo xam ne ci lañ jëndee immeuble bi bu ngeen ko toppee rek incha allah da ngeen lire article ba mu jeex tàkk xam li ci xew ma leen di ñaan ngir yàlla bu dee mën ngeen koo partagé ngeen partagé ko ba sénégalais yu bari mën koo lire mën a xam li xew ba itam li nga xam te moom laa jàpp ne scandale la ñu mën ñoo leeral exactement lan moo tax ñu dépensé somme bu toll noonu ci immeuble ca New York ak immeuble boobu wala immeuble yooyu ndax ñaar lañ wax lan lañ ci jublu donc yaakaar naa loolu ay questions yoo xam ne c'est des questions légitimes auxquelles les Sénégalais doivent avoir des réponses donc maa ngi leen sant leen gërëm bu baax a baax lépp loo xam ne maa ngi koy wax sama vidéo bi mu nekk lu lëndëm rek maa ngi ci jégalu lépp loo xam ne leer na itam maa ngi koy sant yàlla suñu borom incha allah comme ni ma la ko waxee rek bis bu yàlla defee mbir mi gën a am yeneen information yoo xam ne taataan nañ ko ci bu soobee yàlla man sama bopp incha allah dinaa ñëwaat fii waxtaan ak yéen bu baax a baax gën leen a leeral gën leen a xamal li nga xam te ni moom moo feeñ ci mbir moomu maa ngi leen sant leen gërëm bu baax di jégalu leen jox dafa daje fekk jébi jamono yàlla nañu yàlla may fan gudd ak yokkuñu sutura ak wér-gu-yaram jërë ngeen jëf